Donc, nous avons un invité de prestige international sénégalais boo xamante ne tey kenn dootu ko présenté xam naa su ma waxee turam ñëpp dinañ ko dégg mais dañuy dugg ci palmarèsam rek un sénégalais ne ni démb la juddu ñu koy waxaale au passage joyeux anniversaire le 12 mars 1977 am 43 ans. juddoo fii nga xamante moom mooy Dakar ci Sénégal taille 1m80 milieu défensif ancien de Jeanne d'Arc de Dakar ancien de l'AS Monaco ancien de Fréjus ancien d'Auxerre ancien de Portsmouth ancien de Glasgow Rangers de Stoke City et de Leeds Abdoulaye Diagne Faye Amdy Moustapha Faye excusez-moi mesdames et messieurs kii mooy sunu gan tey ci Sportif Sénégal Amdy Moustapha ñu ngi lay ziar di la nuyu te di la jaajëfal ci réponse invitation bi di wax ne wax dëgg yàlla kontaan nañu ci et que tout un chacun aujourd'hui est vraiment fier. Asseyez-vous s'il vous plaît, asseyez-vous s'il vous plaît. Tout un chacun est content aujourd'hui que nga répondre suñu invitation muy loo xamante ne ni wax fa dëgg yàlla c'est catastrophique. Sportif bu Sénégal tey am na sac recevoir ki nga xamante ne ni moom mooy Amdy Moustapha Faye ñu ngi leen di wax tout un chacun sunu invité de prestige Amdy Moustapha Faye la wasalaamaaleykum wa rahmatullah. donc mi ngi noonu yaakaar naa ne li ci Demba Saliou su mënu wax kenn mënu koo weesu waaye nag olof dafay wax ne lëg bu lekkee olom na ko gëlëme cooy groupe bi am na ñoo xam ne ñoo ngi liggéey yu am solo ci suuf foo dégg ñu ne sportif sénégalais dem na fa jàppal ne membre ci association bi moom moo fa dem mu nekk membre boo xam ne moo ngi vocal ci groupe bi chaque jour wala mu ñàkk vocal jàppal ne loolu moom moo décanté situation boobu noonu tey bu ñu amee opportunité mën a jàkkaarloo koo xam ne dañu ko daan séen ci terrain muy jongante du ñu représenté nekkoon ambassadeur ci ñun ñu toogoon suñu kër di ko bégee daan ko gis tamit ginnaaw bi mu retraité ci télévision yi ñu koy seetaan di am mbégte ci moom tey ñu ne ñu gan googu noonu moo war a ñëw ci yéen waaye nag dañu koy santé Serigne Cheikh Bousso kenn la ci ñun Serigne Cheikh Bousso gisuñu ko xañ na subaak ngoon mu ne ci liñ nekk di vocal subaak ngoon waaye jàppal ne képp koo xam ne fu ñu bëgg a dem la wala téléphone bëgg faa dem jàpp leen ne loolu sëñ Cheikh Bousso mi ngi ci suba ak ngoon waaye nag du caagi ne dañ koy sant parce que waru koo def parce que ñun bu nekkee ne doom lañ ci sportif sénégalais moom suñu baay la ndax moom moo fondé li nga xam ne moom moo di groupe bi kon encore une fois dañu koy wax sëñ Cheikh jàppal ne doomi kër gi tey kontaan nañ ci seen baay te it ñu ngi lay ñaanal taxawaay boobu noonu yàgg kon dañuy jox ki nga xam ne moom moo di suñu gan notre légende notre fierté nationale Amdy Moustapha Faye mu daal di nuyoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk yi. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ne mbégte laa am tey jii je pense que c'est la première fois bi ma ñibbisee Bawol ba léegi may doog a dugg ci peut-être gis association bu toll nii bu bëgg football boo xamante ni tey jii daanaka ñoo partagé benn bëgg-bëgg bi ñëw bi ma ñëw fii nag franchement du leen lu dul xëy na danoo bokk li nu bëgg muy football bi ba ma déggee seen kàddu ñu ne ma seen association bi ak li ngeen bëgg ci footballu Sénégal damay wax sax le football mondial franchement jëme woon na ma kaw parce que ki doon wax ak man daanaka football mondial la doon waxul Sénégal ba maa ngi ree sax naan ko suñu sooxe bi ci footballu Sénégal bi doon war a njëkk a defar bale suñu buntu kër ba pare balaa ñuy àgg fenn te ñëpp xam na ne footballu Sénégal ay problème kese la te tey lii ngeen commencé def nii dañ leen ciy sant parce que léegi-léegi nit ñi duñu comprendre man mii daanaka du sama métier sax dama war a wax rek mais kenn xamee ma ci wax te dañu nekk ak ñoo xamante ni tey muy fédération bi ñu bari peut-être ñu ngi may jéppi ndax la may wax du leen neex mooy footballu Sénégal bi lu jël ŋànk ko mosuñu am ci benn fédération ci benn fédération ci football ci monde bi ñu fa mas a def 10 ans ñii fukki at ak ñaar lan fa def ba pare tey o def fukki at ak ñaar te mën a organiser Coupe d'Afrique kooku boo ne yaa ngi avancé le football Sénégal da ngay nax sa bopp du ma leen ko wax yéen a ma gën a xam infrastructure amul fi benn yoon fii Bawol gi amu leen gisu leen ko te gisuñu ko ci Sénégal tamit donc loolu la ñuy kaas guddi ak bëccëg léegi-léegi nag am na ñuy sànni xeer ne ñiy poste lu ñu bëgg maag élage ak ñoom seen peut-être bëgg-bëgg yi bokkul mel na naa à chaque fois mosuma toog bëgg poste lii laa gëm mooy li ngeen di def nii mooy ngeen bëgg avancer le football surtout avoir vision à long terme mooy investissement à long terme ne lii bu ngeen ko àggaliwu tamit seen i doom seen i keneen di ko àggali li ñu rawante ak tubaab bi loolu kese la nit ñu bari ñu jàpp ne nit ku ñuul dafa gàtt xel wala dafa amul xam-xam yaakaar naa ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba feeñal la lool ci xam-xam bi mu ñëw wone
te pourtant nit ku ñuul la wax na ko ci Masalik tamit ne nit ku ñuul nekk na karaw gàtte la xel ma gàtte. tey jii ñun boo xoolee tey jii on est capable de rien faire bu ngeen xoolee barki Demba Ndiaye li xew fii ci ak sunu président Macky Sall mu ne day ubbi ab stade te yor ay stade yoo xamante ni daanaka yëpp a yàqu jéemul defar yooyu mu lay defar stade ñëpp di tàcc ñu naan infrastructure or que du loolu Dakar kese du investissement ci sport. loolu nangu woon na mu ne no Thiès la koy def nangu woon na mu ne Diourbel la koy def wala feneen ak feneen mais seen association bii ngeen di def tey bu ngeen nii ngeen defee muy Diourbel te Diourbel laa ko mën a jàppee ndax ci région Diourbel ngeen nekk bu ko Thiès defee keneen def ko je pense que léegi le football dina jóg léegi parce que ñii yor sunu football buñ ko bàyyi ak ñoom duñ dem yéen a ma gën a xam parce que la plupart ngeen baal ma ay politiciens ñoo fa nekk li gëmuñu football li ñu gëm mooy xaalis lañu gëm te tey jii bu nu nax kenn bu kenn nax yéen ma gëm naa ne fii yëpp kun fi ne woon tey kun fi ne woon tegal 100 000 francs Bawol am équipe première division nga teg 100 000 francs boo ko wuti tamit boo ko amul tamit di nga ko wuti kon gëm ngeen li ngeen di def parce que tey lii du caaxaan ñëpp xam ne Bawol dafa tàngoor bi ñu julli aju ba pare ngeen ñëw toog fii pour wax nan la footballu Sénégal mën a jëmee ci kanam loolu duñ def lu dul sant leen ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te dama leen di wax ne je suis avec vous de tout cœur. boo toogee tey jii ki nga xam ne mën nañ ne def nga théorie def nga pratique am na loo jot a laal ci footballu Sénégal yow mën nañ jàpp ne yaay joueur wala kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a génn tey boo dee xool tamit footballu Sénégal par rapport ak nit ñi évoluer ak li ngay dégg ñu koy wax ne foofu la footballu Sénégal jëm lan nga jàpp ne tey moom mooy facteurs yi nga xam ne moom moo ko war a solutionner donc comme yow def nga théorie def pratique. xam nga aussi dafa am lu ma fàtte il faut que ñun ñëpp ñu sant ñu gërëm ñi nga xam ne ñoo yor footballu Sénégal tey. muy la petite catégorie ñuy wax ay centre de formation sport étude lañu wax tey boo xoolee tey jii suñu petite catégorie Sénégal mosut am petite catégorie à part ñun peut-être en 92 ñoo fi demoon ba qualifié woon fi coupe du monde far yàlla def avalanche bi fi nekkoon président FIFA ne ñetti équipe Afrique ñooy dem ñun la woon Nigéria ak Ghana dañoo mujj def ñaari équipe ñoo mujj dem te Ghana moo mujj dem moo ko mujj jël à part boobu gisaatuma petite catégorie léegi nag centre de formation la ñu am. soo gisee tey sunu football bi man dama gëm ne sunu football bi bu ñuy jël coupe d'Afrique ce sera mooy génération bii di ñëw bii nga xam ne tey jii ñoom jaar nañ centre de formation football nañ ay cadet équipe nationale football nañ coupe du monde cadet football nañ coupe d'Afrique cadet ak ay junior coupe du monde. donc tey ci yaakaar boobu ci centre de formation il faut que ngeen bu leen di fàtte loolu leneen aussi li may wax mooy bu fekkee ni bëgg ngeen football aussi ngeen bañ a jël seen lépp ngeen focaliser wu ko ci affaire nawetaan ku bëgg football du ko def. ñun ñëpp ci la ñu jaar ba nawetaan di am c'était association sportive culturelle muy nga xam ne culture la xale yu jigéen ak ñëpp a ci bokk ba ci ay théâtre aujourd'hui dañoo ay centre de formation yoo xam ne mooy yóbbu football kanam muy da ngay entraîner 2 fois par jour bu ngeen xoolee nawetaan ñetti weer ngeen koy def bu ñu leen woon seen doom jàng ñetti weer ak juróom-ñeenti weer ban ngeen di jël da ngeen naan juróom-ñeenti weer ñetti weer kenn mënu ci football ba pare kenn mënu ci jàng tari mënut a nekk donc day sooxe ñi nga xam ne tey jii ab commerçant bu war a fubal nawetaan ngeen bàyyi ko mu dem fubal nawetaan moo gën ngeen bàyyi xale bu ndaw muy dem di fubal nawetaan carrière am yem fa te tey jii dafa am loolu muy chance boobu tey ñun ñii ñëpp ci la nekk Bawol gi dañ ko amagul mais man gëm naa ndax maa ngi ciy wax ak ñu bari centre de formation la am Dakar incha allah rabbi ñu ñëw def ko fii muy région de Diourbel bi mu soit Mbacké wala Diourbel ñu parce que fii dafa enclavé wu Fatick doo jógee di dem Dakar fii ngay jaar boo jógee Kaolack fii ngay jaar kon tey na la leer ne boo fi amee tey ci loolu ñuy wax la plaque tournante fii Diourbel boo fi amee centre de formation Fatick ak Kaolack ak yëpp dinañ ñëw donc tey jii ñu ngi remercier centre de formation yooyu te Diourbel mënu ko ñàkk te gis naa nag benn problème mooy jur fii ci suñu dëkk bi Mbacké fii dañoo bëgg nawetaan xale yi ñoo gën a bëgg nawetaan sax mag ñi te loolu mënta te bu ngeen toogee di xool da ngeen naan waa équipe nationale ñun Sénégal kañ la ñu am jour bu jógee Mbacké football yi wala nangam donc loolu dañu koy poser question te pourtant fii ñu bëgg football ñoo fi nekk mësuñu fi am wala mësuma ko dégg benn jour bu jógee ñu ne Mbacké la jóg international la amul donc tey mooy lan mooy li koy wane mooy amateurisme bi fi nekk tey ji dañoo jël lépp focaliser wu ko tey ci affaire nawetaan te loolu idée yooyu dafa war a changer te gëm naa ne mu ngi changer lii maa ngi koy doo gis te gëm naa ne lii ci kanam la ji donc dégg nañu éclaircissement yi nga def ci loolu li nga jàpp ne lenn la ci li war a doxal footballu Sénégal jëmale ko kanam waaye tey jii footballu Sénégal mënul dox tamit lu dul club yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ci ligue professionnelle bi bu ñu avancé wul footballu Sénégal pour mu avancer dana kii tey gis nañ ne bari na ay rëq-rëq rool lan nga jàpp ne moom moo waral tardement boobu noonu lan nga jàpp ne it bu ñu ko defee dana solutionner loolu ba club yi tamit naam bu ñu àggul ci club yi ñuy gis bitim réew waaye danañ gis ne am nañu ay projet pour dem ci kanam. waaw loolu aussi li ñaar ñi ko seq mooy ligue bi ak fédération bi
keroog maa ngi doon wax ak ñoom ba di leen jox solution ne leen c'est pas pour rien Angleterre ñoo inventé football ñoom ñoo njëkk a football ñoo xamal nit ñi lan mooy football comme ñoom ñoo ko inventé. gis naa ci seen réew bi fi amee seen problème yi depuis problème mu Liverpool bi fi amee mooy Hooligans ak ñoom seen danoo defaraat loolu ñuy wax seen championnat muy professionnel. fii professionnel lañu ko tuddee mais c'est même pas semi professionnel parce que jour bi fay ko 70 000 francs léegi-léegi booy woo ma interpellé ma ne ma 3 mois ngi nii fayunu dugg na fii Sambata Ndiaye loolu nga ni problème loolu mënoo wax ne loolu professionnalisme la. fan yii passé nag damaa jox waa ligue laa leen wax dama leen au moins ma jox leen benn solution boo xamante ni buñ ko defee parce que tey jii mooy li ngeen war a def mooy def réunion waa ligue dem fekki Macky Sall ca palais ba poñe ko ne ko société fii nekk ay étranger lan te dëkk boo gis mu dem football étranger yi mooy seen société dañ cee bokk ñu poñe leen loolu ñuy wax saison ticket benn ticket lay doon boo xamante ni comme genre carte d'identité la saison bi yëpp lay doon sa place nga xam ne tey jii da nga koy jënd soit nga jënd ko 1 million soit nga jënd ko 2 millions bu ko defee chaque jour benn stade dina fees boo demul di ko jox sa doom représenté la benn club yi dina am équipe mënuñu yor fii ay société ay étrangère ñuy ramasser xaalis bu dul jeex te bu dul jël seen loxo dugal ko ci football bi loolu wax naa leen loolu bu ngeen ko defee tey dina leen leer na tey football Sénégal dina avancer. donc effectivement football mënul avancer te ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk war a pousser équipe yi dem kanam waaye est-ce que club yi tamit seen taxawaay est-ce que nangu na kenn ñëw pour def ci xaalisam. waaw il suffit juste parce que club pour jënd ko yomb na tey jii boo demee fekk benn président club ne club bi laa bëgg a jënd licence bi ngay jënd peut-être da ngay wax ak municipalité bi bu fekkee municipalité bi mooy gérer loolu da ngay naan leen rek man club bi laa bëgg a jënd ñu ne la bu ko defee ñoom ñoo lay dóoral prix ak la nga war a fay taxe wala ñoom seen lii xew bitim réew barki de moo jaay gis ngeen benn doomu sénégalais yaakaar naa war ngeen ko xam ku tudd Elimane Lam c'est un opérateur économique moo jënd équipe bi ñuy wax Valenciennes voilà moo jënd équipe bu ñuy wax Valenciennes te tey ji yaakaar naa loolu c'est à applaudir ku mel ni Madou Touré gis ngeen tey li mu def aussi génération foot ak Metz xëy na peut-être Elimane moo gën a engagé wu parce que Elimane day ñëw fekkee loolu ñuy wax comité exécutif xam lan la ñuy dogal ba ci benn club bu nekk Espagne jënd na ko moitié Ronaldo bu Brésil bi aussi ñoom ñaar ñoo ko bokk kii 51 kii 49% nga xam ne day fekkee comité exécutif la ñuy coow la ñuy wax te li ñuy wax ci football peut-être Mali problème boobu moom loolu la dugalul woon ca ba muy négocier ak Metz te loolu erreur de sa part parce que aujourd'hui day jaay jour rek ñëw récupérer xaalis boobu te waroon naa fekk tey lu waa Metz di dogal mu mën ko dogal parce que tey li mu defal Metz kenn mosu ko defal Metz bu amee xaalis tey bu mën a toog première division tey ji Madi Touré la donc aujourd'hui tey ji pour jënd club loolu amul problème tey ji Bawol bii bu fekkoon ne tey benn équipe comme li may wax toujours damay dégg fii léegi-léegi ñu ne Bawol bii dafa am ñaari équipe man mënumaa d'accord ci loolu man damaa nekkoon ci benn équipe bu ñuy wax Newcastle moo ëppoon presque Dakar mais seen politique lenn la woon mooy benn équipe moo fa am amul ñaari équipe moo tax fu mu mas a wàcce ren gi déwén day yéegaat ndax loolu wax l'union fait la force Bawol bi bu ñu defee benn loxo bu ñu ko defee je pense que dañuy dem mais bu ñuy àndee fii ñuy ànd fii ñuy dañuy former équipe nekk ay national wala ay district ngeen da ngeen bëgg a yëg première division te fii gis naa benn bis laqatu naa ndànk dem seetaani nawetaan sax lu samay mbir parce que damay kaas toujours ma ne xale bi nga xam dafa war a réussir war nu ko bàyyi mu jouer nawetaan ma dem laqatu ndànk seetaan nawetaan mais keroog bu ma liwee dama tiit dama ne lii c'est pas possible nan lañu mën a gisee ay boy yu mën a football ñu bàyyi leen ñuy nekk fi di football ay nawetaan donc risque boobu tamit ñun ñëpp dañ ko war a jël jéem a essayer comme association bi dooleel ko doole boo xamante ni bu fi 3e division xewee ñu jéem a jàpp ñëpp jàpp ci mu yëg 2e division yëg 1er division je pense que fi bari na ay commerçant bari na gars yoo xamante ni football jaral na leen ñu yëkkati 100 000 francs def ko ci donc loolu lépp c'est à voir te xañ na peut-être lii ngeen commencé nii mën na jur dara lenn rek mooy il faut que ngeen am loolu ñuy wax vision à long terme investissement à long terme bu leen wax rek man ba ma fa defee gars yi ñëwtul réunion non lii ngeen di def nii du pour yéen peut-être suñuy doom la ëllëg il faut ñu continuer ñun ñëpp. effectivement dégg nañu tamit li nga indi comme solution ci loolu noonu waaye gis nañu ne Sénégal dafa xaw a lompañ ci dem stade seetaan yi match yi loolu noonu tamit en tant que légende koo xam ne def na théorie def pratique lan nga jàpp ne moo ko waral ak ban politique lañ mën a teg pour loolu noonu dellusiwaat stade yi ñu koy remplir. waaw mooy comme li ma wax sànq rek gis nga anglais yi bi ñu bëggee seen football bi jëm kanam danoo def loolu ñuy wax saison ticket gis nga li ma lay wax nii li ma leen di wax nii su fekkee ne tey équipe bi dafa am Mbacké dafa am équipe par exemple bu jouer première division ñu daal di jël ñu ne. tey jii ñin fi xam ci ay dignitaires nan leen dem jaay leen loolu ñuy wax saison ticket benn ticket la boo xamante ni match yëpp am nga droit dem seetaani match yëpp am nga sa numéro 16 wala sa place booy dem nga dem seetaani mais loolu buñ ko defee na leen leer na tey jii stade yi dina fees parce que man bu ma jëndee ticket su fekkee mënu ma dem dinaa ko jox sama benn copain wala ma jox ko kenn loolu mooy feesal stade te dina rey yenn li nga xam ne mooy football amateur ay nawetaan ak ñoom seen loolu tant que defuñu ko duñu dem parce que football bi tey aussi
mënoo ñëw rek ne tey jii da ngay jëm xam nga am na ñoo xam ne amulu jot dañuy jóge seen kër surtout football léegi dafa avancé business la léegi da ngay ñëw yor benn carte nga yor mu wóor na tey stade boo dem di nga war a dugg ndax da ngaa fay ticket boo xam ne da nga war a dugg kenn taxawtul di rang ne da ngay jënd ticket loolu mu ngi am ci un voyageur koo xam dafa ñëw dëkkul Mbàkke mu ne fekk na match Mbàkke am na Mbàkke contre Jaraaf mu ne xaaral kon ma dem seetaani mu dem jëndi billet mais ki dëkk Mbàkke dafa war a jënd benn ticket boo xamante ni ci poosam la ko def comme carte d'identité nga xam ne tey jii dina ko jëndee 100 000 francs wala 1 million de francs ça dépend te lan ko koy jaay nga xam ne match bu jot dina mën a dem seetaani bu demul rek dina ko bàyyi rakkam wala cousin wala doom mu dem seetaani loolu ku ko def stade day fees mais bu fekkee ne da ngaa bëgg a xaar ci jour ba léeg-léeg poche yëpp yemulul di léeg-léeg dina fekk sa poche du am dara nga ne da nga bëgg a jënd ticket beneen problème lay doon imposer da ngeen di imposer bis bu ngeen fi taxawalee dara imposer leen les dignitaires les commerçants les nangam ñu dem jënd ticket boo xamante ni pour dem seetaani la buñ ko deful tamit seen doom seetaan mais c'est sûr que stade day fees. yaakaar naa ne légende bu ñëw ci réew dem def li muy football def carrière am dellusiwaat ci am réew waa réew ma bu ñu ko waxee bu ñu ko waxul xaar nañu ay objectifs yoo xam ne moom amee na ko ci sport parce que baax na joxe ay solution mais nag lan mooy fait bi nga xam ne mën nañoo jàpp ne notre légende bi ñu jàkkaar loolu tey am na ko comme des objectifs yu mu war a def commencé ko ci gox-goxaan yi. waaw ci gox-goxaan yi xam nga man bi ma arrêté sama carrière laa ñëw Touba daanaka man Dakar laa gënoon a féete comme Yaraax ASC Yaraax daanaka boo xoolee tey sama participation ci ASC Yaraax moo doon wax ak le maire benn budget lañ doon jël teg yaakaar naa plus de 7 ou 10 ans mosuñu jënd mayo maa leen doon jox mayo bu ñu doon sol loolu participation la woon dañoo toogaat nag Yaraax ba jékki saay USB la woon ñu jékki saay ñu ne beneen équipe dafa génnaat te loolu dañ ko doon bañ mais teguñu woon lu dëgër loo xamante ni tey beneen équipe mën na fi génne beneen équipe bu naan xam-xam génnaat foofu xam-xam bi mu génnee dem première division donc après loolu coow la doon andi mais pour revenir en tout ça parce que la ma waxoon le maire muy maire Yaraax dama ko waxoon muy Mbeng dama ne ko lii ngeen di def di jël di subventionné di jël xaalis di jox ñii ñuy dem chaque année balaa année bi jeex ñu ne lekk nañ 15 millions wala lekk nañ 20 millions te équipe bi du yéeg ma ne loolu du ay pexe ma ne ko man ci li ma gis équipe tubaab bi di def on commence par la petite catégorie loolu boo ko defee benn doo financé xaalis équipement ngay jënd ak ay puloo ñoom seen ñëw ñu commencé ci bas âge di nga am junior di nga am après cadet di nga am minime ñooñu bu ñu màggee 5 ans ci ngay am senior ci ngay commencé tabax parce que tabax yaa ngi ko commencé ci ndaw mënoo tëb rek boo amul moyen nga ne da nga bëgg ñëw tabax un senior nga bëgg a def comme yeneen équipe yi ñuy def équipe bu ngeen fi gis ba ci génération foot ba ci jàmbaar ñu ngi commencé ci ay boy catégorie 8 ans lañ ko commencé jëm 10 ans ba ñu ko defee première année deuxième année troisième année quatrième année bi lañu commencé am résultat donc tamit tey ñu ngi ñuy xaar ci benn côté parce que fii am naa ak ñu ma waxal fii ci région de Diourbel fii parce que moo xool sax moom yaakaar naa waxul ne Diourbel la bëgg a def lu mu bëgg a def parce que moom dëkkul fii Kaffrine fa lu mu tudd ci Kaffrine la dëkk Ziguinchor fa la bëggoon def la mu bëggoon def ma ne ko nag fii dafa enclavé fii buñ fi jéemee dara faaw yàlla dinañu dimbali parce que la plupart des centres de formation ñu ngi nekk ay nu mu tudd ci ñu ngi nekk Dakar lépp enclavé wu ci Dakar léegi un jeune Mbacké fii wala un jeune Diourbel su waree mën a dem defi test sax à Dakar du ko man pourquoi parce que danaan awma yaakaar parce que danaan voilà su ma demee tamit duñ ma jël parce que c'est vrai stage bi fi am barke Dembo Ndiaye am na peut-être ñu ko fi fekkee génération foot bi ñu ñëwee fii y a 200 personnes yoo xamante ni benn dañ leen di fayloo te ñen cey jël ñaar ñett lay doon mujj gi damaa dem ba ne il faut que mu wax ak Mali parce que lii day mujj nekk arnaque lay mujj nekk parce que 17000 ngay fay nga ñëw jël sa doom dugal ci biir day def laal wal 5 fois ñu génne ko te loolu ñun ñi war nañu ko mën a defal fii suñu bopp après problème bi mooy waxtaan moo ci am waxtaan benn nit mënta def lépp c'est vrai que am na ñu ñuy waxtaanal fii pour lenn lu ñuy préparer fii pour def fi un centre de formation yàllaa xam kañ lay pare trouver nañ terrain mais problème mooy problème mu investisseur ñan ak ñan ñoo war a ñëw combiner loolu ba def ko ak ban club correspondant la ñu war a mën a jàppanteel ba nga xam ne tey jii sûr et certain defar centre de formation baax na mais kan ngay jaay après parce que boo dafa mel ne tey boo defaree ganaar yi màgg ba ñuy kii kan ngay jaay boo amul tey ay station wala ay hôtel yoo jaay sa ganaar day yàqu donc suñu problème loolu la ban club aujourd'hui mooy mën a ñëw jël comme li Metz def ak yeneen club yi ñëw def ko fii ba nga xam ne bu nu ubbee centre de formation boo xamante ni côté bii la nekk ñooñu ñëw mën nu jour bu mën a chaque année ñu mën nu wax ne dinañ ci mën a jël 3 4 5 jours bu ñu leen mënu jël dina leen jàllale yeneen club donc si yooyu la nekk incha allah. donc loolu muy lu rafet muy ay démarches yoo xam ne ñi ngi ñaan suñu borom sottal ko di ñaan mu nekk ay réalisation yoo xam ne yu àgg ak jàmm la ba ñu gis ko ñun ñëpp ba mu nekk njariñu réew mi waaye tey
normalement ki nga xam ne légende la jugee ci bitim réew ñëw dëgg la tàmbulee ASC Yaraax bi nga nekkoon ak li nga wax fii lépp comme loo xam ne yaa ngi ci di ko def mais jàpp nañ ne comme Amdy Moustapha Faye jàpp nañ ne war naa am tey ji entrepreneuriat yoo xam ne téye na ko ci loxoom loo xam ne ay propre moyen la yoo xam ne moom moo ko amal boppam ci bitim réew yan ci ay club nga jàpp ne tey jii bunt mën na faa tijjeeku ba loolu ngay def ñu ñëw épauler la. waaw ndax il suffit juste peut-être club yi ngay jàll nga mën a ñëw waxal ku mel ni par exemple Auxerre loolu bëggoon na ko bu yàgg à l'époque mais giiru ci boppam après dafa génn Auxerre pour dem Lens te waxoon nañ ci bu yàgg pour ubbi centre de formation fii au Sénégal. En Angleterre peut-être problème bi mooy am na ñu bari ñu ko bëggoon comme sama agent bi ma nekkaloon Willy Mackay je pense que ñu bari fekkee ñu xam na football xam nañ ko bëggoon nañ ko def fii ba ñu boole noog waa Nike ak Alex Ferguson bi nga xam ne moo ñu boole noog Nike pour ñu ubbi fi centre de formation jamono yooyu sax maa ngi football mais c'était pour un projet woon pour loo xamante ni mënoon nañ ko def fii pour Nike moo waroon jàppale mais du woon ay Manchester rek yooyu mais comme Alex Ferguson dafa nekkoon ak Nike Willy Mackay dafa nekkoon ak Nike yooyu loolu la ñu bëggoon mais à un moment problème bi dafa ñëw génnaat ci biti mooy on ne pourra pas faire un centre de formation ici bu anglais boo xamante ni tey ji dañuy jël jour di ko yóbbu foofu bi ma la laajee man dama fàtte woon sax ne man nationalité française laa yor mu ne ma non parce que jour boo gis bu sénégalais wala africain bu war a ñëw fële il faut que mu am 75% ay match su ko amul mënuñu ko jox loolu ñuy wax permis work maanaam permis de travail loolu moo doon problème anglais yi bu ngeen gisee fii équipe bu benn anglais amu fi Sénégal c'est parce que 75% ñoom la ñuy laaj ci seen quota pourcent nga am ko match équipe nationale bu soit cadet en senior en junior pour nga mën a ñëw football foofu boo ko amul doo ko mën. ok xam naa mi ngi guddi daanaka li ñu desee du bari tey ñu nemmeeku woon la nga nekkoon kenn ci génération 2002 depuis boobaak léegi yaa ngi seetaan ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jaar wuutu leen lan mooy différence bi sénégalais yi dañuy wax ne pourquoi ndax ñooñu dañoo ëppoon doole wala ñooñu dañoo ëppoon talent par rapport ak l'équipe actuelle lan mooy différence ñaari équipe yi. waaw différence équipe bi ñun li nu dal ci ay années 86 moo leen dal aussi parce que ñun bi ñuy football aussi ñu ngi amoon surtout Caire 92 pas Caire 92 Sénégal 92 maa ngi fàttali ko boobu ñu ngi seetaan match contre Cameroun bi ñuy perte 1-0 match bi sax terminé wu ma ko ndax damaa jékki saa rek comme rêve jàpp ma rek ma ne incha allah maa ngi ñaan yàlla sol may équipe nationale ba dem représenter sama équipe. il faut dire que 92 ñëpp amoon nañu yaakaar parce que on avait une équipe vieillissante daanaka ñoom grand Omar Gueye Sène Bokane ñu ñëpp dañ doon seen carrière moo doon gaaw a jeex moo doon jeex ak jamono yooyu. léegi ñun ñu amoon rêve boobu yàlla def ñu soudé woon benn 92 93 après yàlla def ñu dem bokk nañ ci njëkk a dem centre de formation football yi en Europe. bi yàlla defee loolu ñu ñëw football nañ cadet junior senior ci équipe nationale mu doon suñu rêve booy yi tey loolu moo leen dal ci ñun Sadio boo waxee ak moom danaan 2002 rêve am lépp moo doon nekk football gisatul woon dara dóor nañ ko def nañ ko lu nekk pour ndax gisoon nañu ñun ñi ndax rêve la tey booy yi gëm naa ne ñooy ëppi talent tamit ñoom Sadio Mané parce que ñoom ñëpp ñu ngi rêvé tey jii wax ne lan mooy représenté mayu équipe nationale nekk na loo xamante ni neex na neexul parce que di nga ci dégg lu nekk il y a des am na gloire am na inconvénient avantage ak inconvénient équipe nationale moo mel noonu mais c'est une fierté parce que tey jii peut-être du ma taxaw sax ma ne man may diw loolu kese dafa neex bu ma rombee ñu ne ma am dina nga def wala nangam loolu rek jar na sol sa ay dàll weñ lañ koy wax pour dem football équipe nationale donc di dox ba mu ràpp plutôt sant lañ ci def bu baax a baax donc je pense que cette nouvelle génération là gis nañ ne booy ñoom ñëpp a xarañ quand bu ma seetaanee match tey jii li may am mbégte waxewu ma ko nag léeg-léeg gars yi dañ may wax ne damay sànni xeer li may seetaan ci match moins de 17 ans moins de 20 ans am mbégte ci football Sénégal aw ma ko ci senior bi nga xam ne kon petite catégorie ñu ngi liggéey moo tax ñëpp ku xam football dina jàpp ne fii ak 5 ans 10 ans yàlla mën nañu may ndam ci Coupe d'Afrique incha allah rabbi. yaakaar naa ne dañuy tëj mais laata ñuy tëj tamit association bi vas-y. waaw xam nga man dama ne football lay défendre football Sénégal la plupart gis nga li may wax toujours ci suñu petite catégorie bi football local ñu bari nag déggunu ma su may waxee dan maa jàppoon ne Amdy dafa bëgg a poste
dafa bëgg nangam football Sénégal laa bëgg mu arrivé xam nga tey jii bu fekkee ne man damaa jaar équipe nationale muy en 92 bu ma nekkee xale moins de 17 ans ba tey les mêmes dirigeants ñoo fi nekkaat mais yow te dara changé wul am nga droit nga taxaw wax parce que tey su ma noppee dina ne lu tax mu noppi mais su ma waxee tamit ñu ne dafa bëgg poste moo tax fu ma wax ma ne bëgguma poste soxlawuma poste mais li ma bëgg mooy football Sénégal avance parce que mënu nekk ci réew moo xamante ni nga ne tey fukki nit ak ñeent ñoo ci nekk fédération ñoom ñoo xam football ñoom kese ñoo xam football le reste xamulu dara ñun ñooy gérer football bu politique jotee ñu ne la mooy maire liw mooy maire dëkk bii mooy maire dëkk bële mooy maire dëkk bële un maire nan la mën a gérer football Sénégal loolu mooy sama problème ak ñoom te saa yu ma waxee ñoom jàpp damay sànni xeer saa yu ma waxee ñu ne man damay nekk di kaas mais li may kaas am naa ci droit parce que comme li mu wax dama def pratique def théorie am naa droit tey am naa cër tey ci football ma wax ca sama xalaat wax sama xalaat nag nekkul ne la ma wax mooy dëgg mais damay essayer ma wax dëgg bañ ci fen te Sénégal fii gis na ne dëgg daf fi rafle boo kasee ba commencé wax ñu ne am di day sànni xeer rek laaj naa benn bés ma ne waaw sànni xeer moom mooy fen wala mooy wax dëgg ñu ne non du fen sax ma ne kon ne leen wax mooy wax dëgg parce que sànni xeer ci li ngay wax dëgg la te yow saa yow waxee li ngay wax yàlla mu ngi lay won dëgg ci ñoom li ñuy doxale mas nga gis ma wax la benn anecdote coupe du monde bi passé waxuma woon pour man parce que man préparé woon naa bu nu pop génne kii ma jënd billet ma dem seetaani mais man nga nangu yow sa xel mën na nangu en tant que muy ministre bi ak fédération ñu invité 734 personnes jamono 2002 ña fa nekk fii peut-être mënuñu dem on a invité 2002 nga ne ñoo leen dem nga invité ay nit ñoo xamante ni ci làmb bi la nekk ak ñoom seen loolu xel mën na ko nangu man dinaa ci téye sama gémmiñ loolu du ma ko nangu te ba ma leen di wax ñu invité leen dama leen wax ñu invité ku mel ni Père Souri c'était xol capitaine la woon équipe nationale Asmara bi ngeen dégg boobu juddóogunu capitaine la woon nekk le plus grand talentueux à cette époque là ma leen invité leen Souri invité wuñ ko président fédération moo nu yóbbu 2002 ñu bàyyi ko foofu pas gauche pay moo nu formé As Diak moo nu formé nga jël ñoo ñëpp teg foofu ngeen baal ma yàquma sax dara mais ay Bécaye Mbaye lu ñu wuti foofu lu ñu fay wuti loolu nag ñu ne am di bu ko waxee ñu ne am di day kaas rek mais dinaa kaas sama sëriñ. deuxième. non ñun ñëpp am nan la mooy premier degré ndax foo nekkee professionnel dañ la koy may mais man mësul nekk sama aajo giiru daf ma daa wax ne saa yoo paree sa carrière na nga def entraîneur mais on peut pas tous être entraîneur mësul nekk sama xel mais par contre wax naa ko fi benn émission waxuma ko woon nag pour kenn xamewuma ci rëy mais dama ko waxoon rek te yàlla tax dama ne nii ñuy defee football 4-4-2 jamono yooyu ñu ngi footballoo Sadio Mané système boo xamante nii rafetul ci moom ñu koy seetaan Sadio Mané chaque balaa 25 minutes de la fin ñu génn ko ci biti ma toog ma jàppanti ci ak Aliou ba mu metti ma ne ko tu ne peux pas avoir un grand joueur te doo bâtir un système sur lui ñu ñëwaat 4-3-3 ma ne système boobu man dama ko nàmm giiru 6 ans la ma ci nàmmal ma wax fii Sénégal kenn mënu ma ko fi jàngal fii mais c'est pas parce que xam nga système da ngaa war a nekk entraîneur on peut pas tous être entraîneur kii day jàppe boor bi kii jàppe boor bi xëy na man dan maa jàppe fédération bi ngay wax su ma bëggoon dugg léegi dugg ndax instant bu nekk ñu bëgg ma noppiloo dama kay dugg loolu tax ma jóg ba El Hadji dem dañ noo woo ñëw leen jël li ngeen moom lan nu wax te ngeen bàyyi wax mais ça c'est pas mes trucs man aw ma sax jot bu ma nekkee fédération nekk fédération mooy ma génn Touba dem dëkk ci Dakar te loolu ñoruma waaye comité boobu xam nga tey fédération ñoo yàq loolu lépp parce que xam nga ñoom li ma lay expliqué léegi nëbbuma li may wax dañu woo bëgg nu dugal ma ak El Hadji bàyyi ñeneen ñi ma ne man loolu du ma ko def waxuma pour ñu dugal ma te buñ ko defee dinañ war ñeneen ñi comité bi ñuy def nekku ne dañoo bëgg jël fédération mais dañoo wax ni ngeen di doxalee fédération neexu na parce que du ngeen jël ay textes Augustin Senghor moo ma wax ne ma maa la jureel am di su ma faloo bii di ñëw nii balaa 1 an ma teggi textes yi teg ci li fi amoon bu njëkk muy cooptage bi fi amoon ñoom danoo plombé textes yi ba nga xam ne kenn mënut a dugg seen biir lay doon loolu moo tax xaw ma ndax yëg ngeen ko am bientôt c'est les élections ñu ngi koy préparé fi mu nekk nii te duñ leen ci bàyyi Augustin mënatul représenté wu te ñoom ñooñu laa wax 12 ans mënoo ko def di laajaat il faut ñu dem seen yoon bànnoo ak équipe bi pare nan xam nga booy xeex doo dem waxe say ngànnaay yan pistolet nga yor ak ñoom seen am na lu nu war a tax ñàmm naa ko wax fi samay mbokk bawol ngeen problème bi mooy tey ñoom danoo dem naxlu ci ay club fictif 9h boo seetaanee élection yi maa njëkk a dem télé 9h ma wax leen ne am na ay sàcc ñu ne man lu tax li ngay wax ndax wóor na tu pèses tes mots ma ne je pèse mon mot
parce que nu mu tuddati club bi ñuy wax Aldo Gentina man bi ñu fa laa jaar maa fa njëkk génn te gis nañ ne école boobu amatul te gis nañ fa licence ba keroog mu ñëw taxaw ne day voté loolu c'est pas normal man 13 laa jàppoon que 53 la bu njëkkoon nawetaan lañ doon naxe nit ñi ak ak waa jooju noonu la tuddati kooku kan léegi ñu nax ñëpp wekk foofu daal di wàññeeku ci gannaaw dem jëli ay club fictif yooyu la Augustin Senghor gagné ren gi nag dina leen tegal ay club yi nekk actif yëpp lañ leen di tegal ci internet kenn duñu sàcc. jërëjëf ñoo ngi lay sant bu baax di la jaajëfal ci disponibilité bi vraiment yaakaar naa ne depuis ñu présenté la li nga xam ne moom mooy suñu bëgg-bëgg amul ndax yéen war naa cee mën a ñëw wala waruma ci mën a ñëw da nga ñu daal di wax rek sa kàddu man lépp lu ñu def ci football neex na ma rawatina nag côté Bawol lu ñu fay tàmbalee waaye nag lii boo ko xoolee ci groupe WhatsApp la démarré groupe WhatsApp bu ñeenti nit ci la démarré ba juróomi nit groupe WhatsApp pour l'instant c'est limité à 256 personnes waaye association bi ñi ci bokk ëpp nañu li nga xam ne moom moo di 256 parce que am na plus de 256 membres ñoo xam ne am nañu carte membre waaye nekkuñu ci li nga xam ne moom moo di groupe bi tey association bii di ay xale nekk ci gox bii nii est-ce que yomb na ñoom tamit ñu jékki-jékki jug dem ak seen ak ay xalaat dong wala ay moyens yoo xam ne taxawul fenn yan mooy yi nga xam ne moom la ñu war a jànkoonteel ak yan mooy yi nga xam ne moom la ñu war a saisir pour tekki suñu loxo pour dem. mooy nii ngeen di def créer benn comité exécutif ñi bëgg football ñëpp ñuy ñëw di fekkee réunion chaque mois réunion chaque semaine réunion chaque jour heure bu ngeen ko defee ñu ñëw mën a fekk dama ne Bawol gii tey ji lii mën na fi soqi goo te une première fois wallahi mën na nekk ñu former fi équipe boo xamante ni équipe boobu mën na dem ba première division du leen lu du ay xalaat kese la comme li ngeen def nii yitte yi ngeen am pour def ko muy ñi dëggal ñëw toog wax ne dañoo bëgg Bawol bi am équipe ku fi bëgg ngeen def benn système boo xamante ni mën na jaar ci mairie mën na fu mu jaar municipalité bi c'est sûr parce que boo amee licence dina jaar foofu ngeen def benn kii boo xamante ni benn équipe moo fi mën a am ñaari équipe mënu fi am parce que yàgg naa ko dégg fii ñu wax ay ñaari équipe mënta am fii benn équipe bu fi amee ñëpp a ciy jàpp te gëm naa ne benn équipe bu fi jàppee fii affaire bi mën na jëm kanam parce que fii dama na dafa enclavé liggante Kaolack Louga ba ci Fatick joueurs yooyu yëpp mën nañ leen xëcc ñu ñëw fii te mën nañ fi yor équipe bu mag. donc dégg nañu li nga xam ne moom mooy ay conseils danañ la jébbal li nga xam ne moom moo di lenn ci suñu ay bëgg-bëgg yoo xam ne taxaw nañ ci laata ñuy jëm ci loolu ngay wax ndax tàmbalee ci benn jëm ci li gën a mag moom mooy li ëpp solo ñun pour l'instant am nañu objectif fii ci Bawal benn boutique sportive boo xam ne dañu koy taxawal au nom de association sportive du Sénégal am nañu bëgg-bëggu rëdd li nga xam ne moom moo di terrain de football boo xam ne dafay répondre ci normes yi nga xam ne moom la FIFA amee am nañu bëgg-bëggu tey li nga xam ne moom moo di centre formation ñu daal di koy taxawal am nañu bëgg-bëgg lépp loo xam ne ñoo ngi koy dégg muy ay loo xam ne dana jàllale sa image maanaam visibilité dana ko indi muy ci au niveau d'internet wala ci réseaux sociaux yi yooyu noonu yëpp ñoo ngi ci taxaw tey pour association bi dox jëm ci loolu noonu mais daal li nga xam ne moom moo di bëgg-bëgg bu njëkk bi mooy fii ci Bawol moom ñu def fi benn symbole boo xam ne kii di association sportive du Sénégal moom moo amee loolu noonu te loolu bientôt bu fekkee ne récépissé bi nga xam ne déposé nañ ko pour l'instant mu ngi au niveau de ministère de l'intérieur déposé nañu ko bientôt mën na génn bu génnee yaakaar naa ne danañ am reconnaissance ci tout le monde bu ko defee yooyu noonu mooy yi nga xam ne ci la ñu taxaw pour démarrer ci ak donte moyens yi ñu yor ndaw na donte nekkaguñ ñoo xam ne ñu xam lañ peut-être dina jafe waaye nag nous sommes prêts pour dem ak lépp loo xam ne danañu ko jànkonteel ci yoon wi ak tout ce qu'il faut la nga xam ne war nañu koo def jaayante ko ak suñu bopp loolu tamit jàppal ne association bi nii pare na pour dem ci loolu noonu encore une fois tout au nom de l'association sportive du Sénégal ñoo ngi lay jaajëfalaat di kontaan bu baax a baax ci teew bi di kontaan bu baax a baax ci disponibilité bi macha allah jërëjëf